ba tey ci Barthélemy boobu ñu nekk fa la ñuy taxawandeegum gis nga fan yi ñu weesu coow li ko topp lépp ginnaaw ba mu demee foofee ca buntu DGE di direction générale des élections def fa bëggoon fa def li nga xamante ni mooy forcing dugg par force ci bii lépp locaux lu mu bëggoon nag moo di ñu amaat jotaat liste yi nga xam ne jotoon nañ ko déposé ngir am ci ay coppite ginnaaw ba ñu amee ñaar ñu bokk si ñoom ñi nga xamante ni dañoo démissionné muy maire bu Grand Yoff Pikine si ñoom di Madiop Diop sa gis-gis par rapport ak ba nga seetaanee show bi Barthélemy def sachant que ni moom du mandataire et que amu woon accès ci DGE. c'est-à-dire que Barthélemy dafa war a xam ne dafa jógee benn stade dem ci beneen d'abord opposant la woon ba léegi sax opposant la mais yortoon cëru état parce que mairie bi démembrement la bu état dafa am ñaari parti le pouvoir central mooy président bi côté exécutif bi mu yore ak pouvoir bi nga xam ne le contre pouvoir mooy pouvoir local ñi nga xam ne ñoom population yi ñoo leen fal ne leen lii ñoo leen ko sédd kenn ku nekk gox ba nga yore na nga ko yore donc kooku kilifa la ci Ndakaaru dafa bokk ci les 3 grandes villes de l'Afrique de l'Ouest yi nga xam ne ñoo gën a mag ñoo ëpp daraja ci àdduna bi muy Lagos Abidjan ak Dakar su la yàlla xasee ba may ba nga jiite loolu da ngaa war a nekk dans la peau bu kilifa. donc daal da nga jàpp ni Pamois day fàttali moom. daal non Barthélemy dafa na ne ba léegi xale yam doon nekk di xale di fo di sànni ay xeer di yuuxu loolu nag na ko dindi parce que muy dem foofu di xëccoo di xeex pour dugg ci biir xam na ne il n'est pas mandataire parce que Barthélemy dafa juddu ci politique ci parti socialiste la nekkoon amoon ba genre def naa mouvement la amoon dégg mu di ci yëngatu muy ci xeex màgg ci ba léegi te les partis politiques sont des partis yoo xam ne ils sont structurés ba pare parti la yoo xam ne dañoo am école ñu leen jàngal naka la ñuy yoree politique donc Barthélemy si boppam xam na ne képp koo xam ne yaa ngi dem élection ngay parti politique wala ngay benn personne physique indépendante wala ngay coalition da ngay am mandataire koo xam ne moom mooy dox sa diggante ak administration bi su dee préfet la mooy dem ci préfet su dee sous préfet la moom moo fay dem su fekkee ne conseil constitutionnel la moom moo fay dem su dee tribunal la moo fay dem kooku rek moo am droit nekk interlocuteur entre l'entité politique bi déposé candidat wala le candidat ak administration. mais moom xam na loolu maintenant lu waral tey ji mu def show bi est-ce que tamit du c'est parce qu'il n'avait pas le choix parce que tamit bëggoon nañu jotaal liste yi pour indi ci ay coppite. non liste yi mënatu koo jot parce que moom xam na ne liste yi soo ko déposé ba pare wuréwa dem na këng mënatoo see jot. d'autant plus que nee nañ liste yooyu ñoom moom ak def na accusation nee na liste yooyu dañ ko indi si coppite yi ca am ci biir DG lañ ko soppee waaye ñoom du liste boobu lañ déposé woon. non ñoom li ñu wax démb Sonko nee na ñoom dañoo juum Sonko a reconnu que ñoom ils se sont trompés donc comme juum nañu musal Sénégalais yi nañu musal Sénégalais yi te ñu régler ko entre eux parce que liste Dakar bi njuumte flagrante la. mooy loo xam ne la dafa ne fàng léegi kenn du ko jeex parce que ñoom juróom-ñaari député la ñu am dañ dugal benn député bu góor dugal bu jigéen dugal bu góor dugal bu jigéen dugal ñetti góor yoo xam ne ci la Pala Samb bokk ak Georges Sarr bu wallu dem déposé ji ko xam nañ ne c'est la parité donc ba ñu ko rendre compte nag ne ñoom ñii def nañu erreur léegi ci la ñuy yuuxu di coow di bëgg xam nga Sénégal dafa amoon ay riir at yi yëpp dëkk daaw ci affaire Sonko bi ak coow li donc ñu yaakaar ne nag léegi mën nañu bëlëf nit ñi ba loolu ñu def mu suulu. ah oui parce que loolu soo déposé c'est terminé. sa gis-gis dañoo bëggoon bluffé nit yi. non sama gis-gis. voilà show bi ñu def nii yëpp c'était du bluff. sama gis-gis yeewu bi dañ doon bluffé Sénégalais yi parce que xam nañ ne soo ko xasee ba déposé amul kenn koo xam ne yow mën nga ko dindi et puis ñoom gis nga joxuñu benn d'abord dañu manque d'expérience il manque d'expérience. lu waral nga am. parce que jànguñu amuñu école de parti ñoom dañu sëmbaxloo rek par des circonstances ñu ñëw devant la scène politique supp kànja kenn ku nekk jógee fa la ñu ñëw kenn ku nekk indi sa ay bëgg-bëgg sa ay prétention
kenn ku nekk bugg a placé wu loolu moom moo leen ci indi mais amuñu expérience politique et puis teeyuñu et puis kenn wóoluwul sa morom ndax loolu xam nañ ne ay élection monsieur le ministre nag amuñu expérience te pourtant gis nga local yi ñu jógee résultat yi nga xamante ne am nañ ko. non ça n'a rien à voir ak expérience. yow nga xumb xam nga Sénégal dañu bëgg xumbeen yow nga am xumbeen nga yuuxu gars yi topp la bokkul ak fii nga xam ne administration dafa am règle dafa am benn code électoral dafa am code bi ay article ay loi ak ay article yoo xam ne liggéey ba ñuy liggéey ñoom ñoo wax ni nii lañ koy defee donc loolu su fekkee ne yow toppaloo ko soo demee da ngay def faute ou erreur administrative boo xam ne dañ koy rejeté ba pare ñoom fulaaluñu jigéen parce que fa ñu doon xalaatee ba dafa dugal ñetti góor ana jigéen ñi parité bi ko fi Ablaye Wade indee ak sunu jigéen bi kii Bambey Aïda Mbodj xeex ci ba sonn ba mu taxaw assemblée dañoo yaakaaroon ne ba loolu amee ba léegi dañuy jox jigéen ñi seen cër mais ñoom bëgguñoo jox jigéen ñi seen cër lépp lañ bëggoon a jël akimoo ko akimoo boobu moo ñu ko bëggoon a akimoo nag yàlla bëggul moo tax yàlla weer leen ne leen lii ngeen def nii bëgg a toroxal jigéen ñi bëgg a féetal jigéen ñi gannaaw kenn du ko nangu mais xam nga ne moo seen dañoo bëggoon dugg foofu biir suñ duggee ci biir alors dem daal di yuuxu gars yi ne tiit la leen neen ñii kat reyoon nañ fi ay nit te mujjul fenn ba léegi alors lakk nañ fi ay këri jàmbur ak yooyu ñu ne ñii nañ leen moytu kon nañ leen jox la ñu bëgg loolu la ñu bëggoon mais l'État doit rester fort. kon loolu dafa justifié li nga xamante ni parce que ñenn ñi tamit ñu ngi déplorer le fait que ni ce jour là foofee ca direction générale des élections ñoom may nañ leen porte-parole bi nga xamante ni ñoom ñu waa Yewwi jóge nañ fa am nañ fa temps bu bëri te loolu tey jii ñu bëri jàpp ni bu doon waa Benno la dal tey jii dañ naan ña ngay combine ca biir DGE kon loolu da nga jàpp ni ba tey tamit DGE ba tey keroog indulgent nañ bu baax a baax ci kaw ñi nga xamante ni ñooy waaye waskan ay nit mujjul fenn yàq nañ fi ay këri jàmbur mujjul fenn lakk nañ fi mujjul fenn ñu yaakaar ne riir moomu nag ba léegi moom moo leen topp ba lu ñu bëgg dañ koy am mais état bi na dëgër nekk un état fort un état boo xam ne qui est juste nañu àtte nit ñi selon ñoom ci seen bopp alors loi yi fi am ak règlement yi fi am parce que la ñu dem foofu dugg fa ba yàgg fa tolérance boobu sax yàgg na fi parce que ñun ñëpp PDS man laa nekkoon dañ ne minuit avant minuit na nga ñëw dugg mais am na élection yi ma mujj a participer minuit la ñuy dugg toog nañ fa ba 11h door a pare suñuy dépôt parce que soo xalee ba dugg su la neexee nga toog dañ la jox benn bureau jox la benn bureau laa wax bureau bu ñu fermé caabi yaag sa ay nit foofa ngeen di toog ñu jox keneen benn bureau donc ñoom bureau ba ñu leen jox waaye yeewu yi ñoom ñëpp fa la ñu nekk ku duggoon ca biir am nga droit dugg koo xam ne dugguloo amoo droit nekk fa donc ñu nekk ca biir bureau boobu ñoom rek. ci seen bopp ñoom ñoo doon lijjanti këyit donc ñoomu neen la su fekkee da ngay déposer dafa am d'abord contrôle sommaire nga ñëw ñu compter soo gisee ci bunt bi rek ñu ne lii pièces yi la ñu laaj dañuy compter pièces yi ñu dax turu pièces yi ba pièces yi jeex su ko defee nga dugg ca biir parce que contrôle de fond bi bala ñu ko def 2 jours après donc ñoom ñoo fay nekk di bind ak ñoom jamono ji nga xamante ne ñi ngi commencé sax di alerter par rapport ak liste yi comité bi yeggaguñu woon ci saytu li nga xamante ni dëgg-dëgg ci loolu moo mën a nekk motif de rejet pour les ci parrainage yi lañ toll woon. non loolu dañoo ñàkk expérience te dañu yàkkamti parce que ñoom avant ñuy génn foofu ki seen Facebook yëpp affiché nañ seen liste yi naan diwa nekk fii diwa nekk. mais ñoom mais nag foofu monsieur le ministre ñoom nee nañ du ñoom ñoo affiché liste yi ci réseaux sociaux yi de. non seen ay nit démb Sonko wax na ko liste yi dafa fuité à ce qui paraît wax rek kenn fuitewul fenn parce que ñoom seen nit ñi la seen tur nit ñi xam soo duggee ci Facebook bi ñu xam ñoom ñoo génne liste ñoom ñoo njëkkalante di ko génne mais loolu même soo ko génne woon a pare sax c'est terminé parce que su ko Sénégal yëpp xamee bi ko Sénégal yi xamee ñoom ñu génne ko ci la riir ma nekk mais amul kenn ku xam seen liste yi parce que liste yi ubbiwuñ ko seetuñu ko te waa DGE dama lay waxaat rek de kenn ëpp leen compétence ci élection Sénégal yëpp nangu nañ ne Thiendella Fall boo fa nekk il a fait tout son parcours presque ñetti siècle ba mu nekkee xale ba dama jum ñetti décennie ba mu nekkee xale ba léegi mi ngi fekkee mbir yi mu ngi ko wala mi ngi ci biir wala mu ngi koy jiite. Sénégalais yëpp wóolu nañ nangu nañ ne c'est le meilleur commissaire de police
boo xam ne mi ngi à son poste te ni mu koy contrôler mos ci faral kenn. d'accord mais ba tey ci par waaw. rapport ak rejet liste